patriote yi gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp man la seen mbokku Jim Ndiaye ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp ci màggal gi yàlla suñu borom lépp luñ fa ñaan rek yàlla suñu borom defal ñu ko mu jig Sénégal ñëpp ñi nga xam dañ see ñàkk seen bakkan yàlla suñu borom xar leen àjjana te yéexee ñu képp ku feebar yàlla na yàlla képp koo xam ne accident da nga ci nekk dans un cas assez critique wala ak ku mënti doon yàlla suñu borom fëgg sa bopp ba may la wér may la tan. Bon gars, vite fait, je vais parler sujet d'actualité comme on le fait souvent. Joxe suñu analyse mooy peut-être attaque bi nga xam ne bon du sax attaque mooy le président du parti pour la vérité muy sëñ Modou Kara nee nañ attaqué na ko Yewwi Askan Wi. Bon beneen bi mooy Abdou Karim Gueye, je vais parler de Abdou Karim Gueye maanaam sëñ Modou Kara di mu wax ak Abdou Karim Gueye wax sama xalaat. Bon Abdou Karim Gueye je vais commencer par wax ci moom Abdou Karim Gueye bon yàgg naa leen wax ça fait 3 mois de en arrière que Abdou Karim Gueye wax dëgg yàlla baadoola la dof moom kenn du ko ne yaa moom jàngi te il n'a rien compris wax dëgg yàlla comprendre moom dafa war a xam ne mu toog mu def benn évaluation de ses faits musul mënee combat bu aboutir musul mënee combat am ci gain de cause combat bu mu mënee yëpp lim ci mën a gagné mooy dem raxas cellule prison kese. Ça dit que sois plus intelligent àdduna ça se passe pas comme tu le penses gis nga gars yi nekk nii toog nii ñoo la ëpp fit fuuf bokkul sax ñoo la ëpp xel ñoo la gën a muus fop ñoo la gën a engagé sacrifice yi ñuy def defoo ko gis nga sacrifice du dem dugg prison génn parce que nag tu n'as pas d'autre alternative parce que nag yow baa doole weesuwul ñoo la yow la ñun di la wër na la yow la nga deeni yow la fii avant Pastef ñuy xam Pastef Abdou Karim Gueye kenn xamula woon rap tu n'es pas bon rap tu es très nul maa la daax rap man nii je te jure li ngay rap sama doom mun na ko rap la musique ça va pas léegi lan yanaa maar bi nga duggoon sosal nga leen nga génn franchement te yow yaa ngi sa yu ne weng te kenn waxu ko tu es cité dans tellement de scandales escroquerie ay jigéen def lii escroquerie financier tegante ay deal ñun xam nañ lépp quoi mais dañ lay jàpp comme li nga ni par exemple da nga bëgg Ousmane Sonko te avant yow da nga doon battre la personne de Ousmane Sonko nga doon wax ay dafa jub dafa sell nekk biir kii musul jël 1 franc dafa jullite tey yow tu faisais l'éloge de la personne da nga doon tagg nit ki tey nga ne non man ku ma jàppee ndax nit ki nag ma bàyyi mais on nañ la bàyyi man moom bàyyi naa la man moom daan naa la seetaan mais je vais plus regarder tes vidéos parce que amul say vidéo pertinence bu muy jàngal Sénégal en fait amul say vidéo benn combat boo xam ne mun nañ ci yokk dara amul li ñu bokkoon rek mooy bëgg bi nga xam ne bëgg nañ ko Sénégal bëgg ko ci mais munoo bëgg Sénégal yow yaa ko wax nga benn vidéo nga ne munoo bëgg Sénégal te bëggoo Ousmane Sonko celui qui est contre Ousmane Sonko il est contre le Sénégal tey nga ñëw nga ne même Pastef man Pastef projet du affaire Pastef mais tu fais trop d'amalgame parce que tu n'es pas intelligent alors tu arrêtes nga sa wax yi moom mun ngaa kon ne di wax quoi mais franchement bon nit ñi moom dootuñu attardé wu ci yow quoi je demande à tous les patriotes ñu bañ a attardé wu ci Abdou Karim Gueye parce que wax dëgg yàlla muusul quoi te Abdou Karim Gueye mën nga combat yi bëri ay ñoo lànk def nañ fi seen mouvement mais mu dox ñoom ay combat yi aboutir aar li ñu bokk def nañ fi ay combat yi aboutir mais nitu dëgg valeur ban combat ngeen def loo xam ne c'est ça abouti parce que ni ngeen koy defee amul stratégie diine bi ngay wax la njëkkee kon arrête soit plus intelligent que ça bàyyil fukk bi ngay demee parce que ñu la ëpp fukk ñoo fi nekk mais ëpp gën la intelligent loolooy suñu différence quoi bon beneen bi mooy dëgg yàlla màggal bi dama dégg bon nit ñi man seetaan ma ko mais nit ñee ma ko wax ñu ne ma bon sëñ Modou Kara il a tiré sur Yewwi Askan Wi bon ma ne leen Yewwi Askan Wi sëñ Modou Kara wax dëgg yàlla ba nga war a xam ne mais c'est un citoyen comme ñun au-delà de citoyen mu doon guide spirituel ba pare yor parti politique am te c'est-à-dire que moom su tiré ci Yewwi Askan Wi mais c'est normal parce que ku yor parti ba pare nekk parti mouvance présidentielle la nekkoon ça veut dire que dafa war a tirer ci opposition loolu c'est aussi naturel que ça waruñu attardé wu sax ci loolu waruñu nekk di ci wax di ci am luñ ci wax wala déet non moom mi ngi ci côté présidence mu joxe consigne de vote léegi ngeen xam ne tey consigne de vote bépp bi nga xam ne histoire Sénégal dafa confirmer ni
sëriñ bu mus a joxe consigne de vote bi ça est voué à l'échec maanaam képp koo xam mos nga ay taalibeem wotal leen kii kooku mu jàppale muy président bi mu jàppale dafa mujjee wàcc kon ça dit que loolu c'est révélateur te franchement ñu ñaan yàlla mu gën a joxe consigne de vote contre ñun contre suñu leader contre le projet de Yewwi Askan Wi lay wax ndax loolu moo ñuy jig tamit quoi. léegi tey président Ousmane Sonko dafa dem Touba li war a tax sax ku wax dara ñu war ko jéggal wala ñu bañ ci attardé wu mooy sëñ Mountakha daf ko seedeel ko lu rafet ne dama leen amal bor te bor boobu damay ñaan fas jom noonu la ko waxee ba mën leen ko fay yàlla mi nga xam ne mooy def di dindi bett ñoog tawféex ba ma mun leen ko fay mun nañ ko seetaanandoo. da ngeen ma defal loo xam ne. mu ne da ngeen koo defal loo xam ne. dootu ko fàtte mukk. mu ne dootu ko fàtte mukk. daf leen woo ci lu baax. mu ne daf leen a woo ci lu baax. woo leen ci jàmm. woo leen ci jàmm. woo leen ci yitte. woo leen ci yitte. ngeen wuyu ma ci. ngeen wuyu ko ci. wuyin wu rafet. mu ne wuyin wu rafet. muy dëgg ci yéen. muy dëgg ci yéen. loolu dootu ko fàtte mukk. mu ne loolu dootu ko fàtte mukk. waaye na ngeen xam ne loolu. mu ne waaye na ngeen xam ne loolu. bor bu ma leen ameel la. mu ne na ngeen xam ne loolee bor bu mu leen ameel la moom. waxuma sax yéene ju rafet ji. mu ne waxul sax yéene ju rafet ji. yi nga xam ne moom ngeen fi fekk. mu ne yéene ju rafet ji nga xam ne moom ngeen fekk ci moom. waaye loolu dama koo jàppee bor. mu ne waaye loolu daf koo jàppee bor. bor bu rëy. bor bu rëy. bu ma leen ameel. bu mu leen ameel. te boo xam ne itam boo war a am jom la. mu ne bor boo xam ne bu ma war a am jom la. bu mu war a am jom la. mu fay leen mu fay leen ko. ko. loolu nag. mu ne loolu nag. diisu ko kenn. mu ne diisu ko kenn. ku dul suñu borom mii dafa ko dindi. mu ne ku dul suñu borom mii dafa ko dindi. ci barkeb Sëriñ Touba. ci barkeb Sëriñ Touba. loolu rek laa ciy ñaan. mu ne loolu rek la ciy ñaan. bor boobu ma leen ameel. mu ne bor bi mu leen ameel. damay ñaan ci barkeb Sëriñ Touba. day ñaan ci barkeb Sëriñ Touba. yàlla gàtt na ak tawféex. yàlla gàtt nañu ak tawféex. ba mën leen ko fay. ba mu mën leen koo fay. loolu rek la. mu ne loolu rek la. jërë ngeen jëf. mi ngi sant bu baax. nee na mi ngi sant. mi ngi noonu lii rek war na tax lu nit war a def ñu mën ko jégal ñu mën ko bàyyi mu jàll ndax nag na ngeen bu leen fàtte nag politique lañ nekk. politique dafa am sëriñ ñoo xam dañoo parti comme sëriñ Moustapha Sy ni mu ko yoree sëriñ Modou Kara yor ko wax dëgg yàlla xalif yi ni ñu seedee nii neex na ba pare wax dëgg yàlla màggal gi moom tawfeex rek dañ ci àndal parce que sëñ Saliou léegi sëriñ Modou Kara ak sëriñ Moustapha Sy léegi problème bi da ngeen comprendre lan la ba léegi parce que xam nga sëñ Modou Kara temps yële amoon na benn sortie bu mu defoon mu wax benn gént bi mi ngi ci naan dafa ànd ak Macky Sall si biir ànd bi mu gestu gis Ousmane Sonko mu ne ça signifie ce que ça veut dire ça dit que mi ngi expliquer ni soit dafa nekk clin d'œil pour Macky et pour Ousmane Sonko parce que pour moom bi muy wax loolu il avait écho que ñi ngi former benn coalition loolu moo am te coalition moom franchement moom bëggoon na ci bokk parce que coalition bi ku ci bokk képp ku ci bokk ku mu mënti doon maanaam da ngay am poids politique base bi léegi la fait que coalition bi mu nekkoon entre ñeenti nit ba ñett mujjee jubóo képp kenn ku ci bokk rek sa poids politique dafay baisser parce que su fekkee sax da nga war a marchander ak Macky Sall Macky danaan yow bokkoo ci fondateur yi yow dañ laa woo rek après c'est-à-dire que ñenn ñi loolu leen metti c'est-à-dire que marchandise bi ñu waroon am ça c'est dévalorisé léegi ñu bëri li leen frustré mooy loolu beneen bi mooy sëñ Modou Kara bon peut-être am na lu ko metti le fait que gars yi dem boole pur maanaam bu Serigne Moustapha Sy te moom boole wuñ ko ci membre fondateur yi c'est pas parce que moom gars yi dañ koo joxul cër wala dara jox nañ ko cër loolu laa wax parce que ñu bëri ñu ngi naan tax président Sonko demul fa mu nooroo baax mais du question lu baax ak lu bon lu baax mooy on parle sous un angle purement politique c'est-à-dire que suñu waxee ci affaire politique rek sëñ Modou Kara franchement il n'a pas mun ñu ko évaluer ci politique parce que musul dem élection boo xam ni tax na ñuy wax mu gagné dara wala mu am benn position symbolique mais sëñ Moustapha Sy dafa nekk koo xam ni c'est un guide spirituel un guide religieux comme sëñ Modou Kara ba pare il pèse sur le côté politique
maanaam dem na élection législative am ñetti député dem élection présidentielle jël 4e ça pendant ñaata parti am Sénégal koo xam ne dafa jàll woo la mais parrainage dem élection présidentielle am jël 4e en plus ay qualité yi nga xam ne l'homme daf ko am maanaam waxam bu sañ waxam ak wax boo xam ne da koy teg ci dëgg da koy teg ci da koy teg ci loo xam ni ci diine la koy teg en fait te ragalul il a toujours été constant pour man sëñ Moustapha Sy il n'a jamais été du côté du pouvoir parce que dafa tout le temps dafa nekk du côté de l'opprimé ki nga xam ne mënul wax ki nga xam ne dañ ko noot looloo tax gars yi suñu defee par exemple calcul yooyu yëpp def symbiose yooyu yëpp ñu jël ko dëgg yàlla boole ko ci coalition mu doon les fondateurs bon loolu tey am na lu mu metti wax dëgg yàlla sëñ Modou Kara parce que suñu jëlee ci gannaaw tuuti sëñ Moustapha Sy amoon na attaque bu mu attaqué woon sëñ Modou Kara ne dafa yaakaar ne mag du comédie tout ça mu wax ko mu nommé nommément la cité sëñ Modou Kara affaire boobu neexu ko woon mais buggu ci woon tontu parce que xam na ni sëñ Moustapha Sy dama juum moom lépp loo xam ni wax rek dina la tontu léegi sëñ Modou Kara il a voulu éviter ça mais bi ñu demee le groupe qui a fait tomber la vase mooy bi ñu demee ba nag ñu def benn coalition impliqué sëñ Moustapha Sy ba pare moom ñu bañ ko impliqué pour man dama jàpp ni c'est purement politique parce que dañoo peser ku nekk lu muy peser sëñ Moustapha Sy ci côté politique moo ëpp doole parce que prouvé na ko bon beneen bi mooy consigne de vote ak loo peser consigne de vote pour man sëñ Moustapha Sy am na consigne de vote yu ma doon joxe te yenn taalibe bi duñ ko suivre mun na nekk mais li ñu koy suivre mooy constance mais pas wax kese tey li may wax la l'histoire nous a donné raison que consigne de vote yu ñu mës a joxe yëpp ça voué à l'échec kon c'est-à-dire que téere bi nga xam ne sëñ Modou Kara mi ngi koy téere si yow askan bi loolu politique la amul problème parce que tey dafa yor parteem bokk ci mouvance présidentielle di jàppale Macky di ko défendre kon loolu amul kenn loo xam ne war na ko critiquer parce que politiciens yi gis ngeen parce que soo jëlee par exemple coalition bi nga jël par exemple Thierno Bocoum nga jël ay Bougane nga jël par exemple si côté politique parce que ñoom dañoo nekk ay politiciens ñenn ñi nekkoon état mais ils n'ont pas été évalués par rapport à des élections parce que mosuñu ci bokk en fait kon ñooñu la même chose moom su kii woon gars yi mënoon nañ ko boole si les membres secondaires mais pas les fondateurs kon tey jarul ñuy attardé wu ci diw li mu wax diw li mu attaqué parce que tey li ma leen wax rek man ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Serigne Cheikh Saliou mu Serigne Saliou doon xalifu Serigne Saliou kooku moo seere si Ousmane Sonko loolu dafa neex maanaam tey moom dafa toog ne Ousmane Sonko dem na fa mu am lu mu seere ci moom Ousmane Sonko sax mi ngi koy kii bon nañ ko bàyyi nettali si gémmuñu borom sax la neexee Ousmane Sonko mi ngi koy nettali ñu fetaan ko. Cheikh Saliou nga xam ne moom it bi ñu xamante yàggul trop bi ñu njëkkee gisee toog yendu foofu ba ngoon mu ñaanal ñu wax lu am solo la ñu andi woon muy yéene ci ñun ci jàpp ci daara ji mu ne ma yow man maa war a sax di jël di la jox pour dimbale la duma ko laal daal di génne benn ñetti abdu bu rafet mbasin riche boo xam ne jox ma ko ak marakis yee ma sol tey boobu ba léegi nag maa ngi koy doog a génne te yàgg na trop mi ngi ne ñu teel ma mu ne ma lii maa la ko jox kon ñu waxtaan bay dem ñëw sàkku ñaan ba noppi bay dem mu waat ma ba ma ñëw mu ne ma mbaaxee boo sa bopp ci di ma ñaanal ma gag nag ndax loolu moom wax dëgg yàlla kilifa gu tol noonu ci diine su la waxee loolu da ngay gag ma gag di ko xool mu ne ma saa soo jullitee ñaanal ma kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax gis ngeen sëñ ab gis ngeen seede yi sëñ Cheikh Saliou seede parce que nag mi ngi wane Ousmane Sonko ne ko daf ne ko suma doomu xol nga li tax Ousmane Sonko jox ko xaalis jëlu ko mi ngi koy wan ni yow yoroo maanaam mi ngi koy wan ni bokk politiciens yi nga xam ne dañuy waajal seen bopp suñu nekkee état wala suñu nekkee ENA ñu génn ENA nekk impôt domaine ay milliards la ñuy kii pour mën a politique c'est-à-dire que mi ngi koy wax ni yow yoroo loo ma jox te loolu c'est révélateur
yaay ku yaakaar ni amul sëriñ yoo xam ne yàlla suñu borom may na leen yàlla suñu borom jox na leen lu mu joxul jaam bi ñun ñii yaa ngi nax sa bopp loolu ku nekk sa appréciation la man sama gis-gis ci loolu mooy dafa rëy te président man su ko comprendre mi ngi koy wax képp koo xam ne yaa ngi toog di tirer ci ay sëriñ di wax ay affaires yu irrespectueux loolu yow la kenn yëgu la kon mi ngi noonu kon tey témoignage yi rek day tax ni ñu war a gën a xamaat ni lépp lu nit wax lépp lu nit tiire ñu bu ñu bett kon gars yi tey mi ngi noonu loolu rek laa mën lu may wax ñu bañ a attardé wu ñu dem vers l'essentiel leneen li may wax léegi mooy dañuy ñaanal ñëpp muy sëriñ ku mu mënti doon Sëñ Modou Kara yàlla bàyyi ko fi wëral ay cëram ba li mu bëgg ci Sénégal yàlla wan ko tey gëm naa ni su ko koy wan ci Ousmane Sonko la ko koy wanee loolu laa jàpp parce que Sénégal li koy soppi yàlla dina ko jaar ci Ousmane Sonko incha allah gars yi lépp li xew Sénégal boobu ba léegi du hasard le fait que Ousmane Sonko ñu dàq ko dugalaat ko assemblée coow am Macky jàpp ko bàyyiwaat ko par force nit ñi dugal ko seen xol nit ñi di combat ndax moom Macky nekk dernier mandat Ousmane Sonko positionné wu c'est pas un hasard yàlla suñu borom suy def dara mun na yeex de du fait que le président Ousmane Sonko doon président 2019 parce que y avait des résidus am na lu yàlla waroon faxas yàlla dina ko faxas ba mu set 2024 na ñëpp am tan wér gi yaram na fi ñëpp nekk wér te mu fekk leen fi li ci topp mandat boobu mooy changer Sénégal te incha allah loolu lañ gëm gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp wasalaam di waxaat Abdou Karim Gueye mu tey baadoo la baaxul nit duñ la benn bay benn nga dem fukk te yaa ngi dem ci pant boo xam ni waxuñu la nga bañ a wax sa xalaat mais des ngaa dëggu Abdou Karim Gueye dëggu woo nitu dëgg bi ngay wax gëwmu ko man parce que looy wax rek nit nga ciy séntu da ngay ngistal yaa ngi wan nit ñi lii wala lële te maa ngi doon wax système de refroidissement des émeutes acteur bu garaaw nga ci mouvement bu am manifestation bu am yow yaa koy seddal xaw ma lan nga ci jublu xaw ma en échange de l'argent la wala lan mais yàlla nañ fi bàyyi ñuy xool gars yi di ngeen am ay surprise yu garaaw seen àdduna ëllëg gars yi ñi nga xam ne ñu ngi jël di yaakaar ne nit ñi ngeen yaakaar ñoom la duñ ñoom nañu dem nag gars yi ñu ngi ziar nag di bëggee ñëw wa salaam